kon dellusiwaat nañ suñu émission bi nga xam ne moo di janoo bi waaye nag janoo bi ba tey rek li ko waral mooy coronavirus bi ak li mu jur ak itam bay tawat ji duggee ba léegi ñi nga xam ne mbir mi laal na leen moo tax tey jii ñu seeti woon ñoom Mbaye Amar mi nga xamee ne moom kilifa la ci mbootaay gi nga xamee ne ñoom ñoo di AFTU nga xam ne yéen a yore bus yi tata yi maanaam te réew mi toll foo xam ne fii gannaaw bi nga xamee ne couvre-feu bi am na état d'urgence bet am te yéen mën leen a bañ a liggéey ndax seen société ngeen boo xam ne bi mas ngaa wax fii lu am solo ne bu ngoonee ngeen séddoo xam nga noo ko waxee wax ju am solo la loolu wax jooju ba léegi sama xel la ciy dem ba xam ne ay jàmbaar pire ngeen léegi toll ngeen foo xam ne mun leen a bañ a yóbbu nit ñi te même clients yi sax dañuy kaas naan dogal yi état bi jël maanaam ñoom arrangé wu leen ci tata bi yéen léegi lu ci seen xalaat. jërëjëf El Hadj Maodo ñu ngi lay nuyu di nuyu auditeurs yi. di nuyu waa Sud yëpp ndax yéen rajo la boo xamante ne nii comme ni ma koy waxee rek yéen a ngi ci seen yoon ba léegi wàcceegu leen yoon bi. di nuyu directeur bi. li nga laaj loo am solo la. ndax bu dee soldat nooy premier rang. waaw ñu seet noonu AFTU. te AFTU il faut nit ñi leerlu xam lan mooy AFTU. waaw pour Sénégalais yi xam. pour Sénégalais yi xam. waaw ndax. ñun dañoo xaw a jaxasoo ak état mais état it. war naa xam ne nit ay ndawam lañ. xaw a nga wax de. waaw dana xaw a jaxasoo moom. maanaam jaxasoo nanu ndax organe yëpp état bokk na ci kon dara umpu ko ci AFTU. mais population bi umpale nañ AFTU. ndax ñun dañoo amoon minibus lañ yor. lépp ay bor. minibus nag amul nombre de places yu limité. autocar moo am loolu mais minibus ak foo dem ci monde bi amul nombre de places limité. léegi nag bu ñu demee ba nga xamante ne feebar bi am na wér bala nga bëgg xaalis da ngay wér. waaw ci lu wér. ndax boo wérul doo bëgg sax lekk. comme am na lu xew loo xam ne mi ngi fi te feebar la ñu ne nu 29 assis 15 debout 15 debout dañ koy dindi nu d'accord ci maîtriser woon nañ ko 5 jours ñu dellusiwaat ne 29 yooyu sax dañ koy xaaj nu d'accordaat ci xam ne nun service public lañu def. bu dee 25 personnes 12 personnes am droit yóbbu ko. mais ñi war a taxaw moom kenn du taxawati. même 29 yi nga amoon dañu da nga koy xaaj te d'accord nañ ci. ah bon. oui ba ma laajee nag li ko. maanaam 29 personnes yi nga xam ne moom la oto bi waroon a jël. ni ci carte grise bi. waaw da nga koy xaaj 2 léegi. léegi mu nekk daanaka 14 personnes. non 14 sax mënuñu la ko dañ ne da nga yeb 10 chauffeur bi ressort muy 12. kese waaw. waaw léegi loolu bu fekkee am na te passe bi changé wul. passe bi changé wul ndax am ñu droit changé ko ñun. mais est-ce que kon yéen léegi loolu est-ce que loolu jàppoo ne loolu yéen kon da ngeen daw ci perte. dañuy daw ci perte mais li ma la ne AFTU il faut ñu xam lan mooy AFTU da lu société boo xamante ne bu ñu paree oto yëpp ñoo bokk fu ñuy taxaw kenn ku ci ne ya nga moom sa oto am na ñu am parc. am ñoo xam ne benn oto la ñu am te benn oto ci lañ doon dund. waxuma la carburant bi la am jafe-jafe mais jafe-jafe dépasse sa kër sa da nga koy am. ndax man mi nga xamante ne may kilifa gi li may jot. ñaari fan yi daanaka sama waa kër da mujj nañ génnal kër gi pour moom téléphone yi ndax xam naa ne man sama njaboot gi nag boo leen dee caw ab yar di leen caw war ngaa laaj ne yooxu yi fan la toll ndax ñoom 80% yi ñoom moom benn oto la ñu am te ci la ñuy dund. 80% yi ci benn oto boobu la ñuy dund. benn oto boobu la ñuy dund boole koog nag di fay ay engagement traite yoo xamante ne nii daanaka population xamul traite ñaata la. ak li ngeen jëloon ci banque bi. waaw li ñu jëloon ci banque bi. oto boo ci xool daanaka sarsa mat na 1 million par mois te yow say problème ñëwagul. kon yow est-ce que kon da ngaa jàpp ne maanaam bu ma la déggee maanaam coronavirus bi donte bokk ngeen ci ñi koy xeex mais victime ngeen ci yéen victime. nooy première victime bi ndax capital régional yi benn oto dawul ku sa oto dawul du def gasoil sa pneu du usé mais ñun ñoo ngi daw démb rek ñu bari woon nañ ma pour. yaakaar ji nga xamante ne état nga koy wax muy yaakaaru tuuti ñoom ñu ne loolu nañ sacrifier seen bopp takk seen digg daw ndax yaakaar jo bañ a tas démbul ñu bari 99% daw nañ pour yaakaar ne état li mu ni dimbali na ci gaaw. pour état bi ñëw aider leen. aider nu moom wax na ko noonu mi ngi koy wax muy xeeñ tuuti ci nit ñi. ñu am ci espoir démb loolu tax nit ñi daw ak daw tey looloo tax ñoom tam ñu war a bàyyi xel ne noo ngi leen bàyyi xel ndax seen wax jooju mi ngi am lu muy courir boo xam ne ci askan wi. looloo tax nuy daw ndax yaakaar ne daañu gaaw wallu léegi. waaw wallu bi moom nu mu gën a gaawee moo nu gën a.
léegi noo gisee transport bii ci biir Ndakaaru dem beeg dikk beeg yenn concurrence yeeg yi nga xam ne xawoon nañ fee nekk lu mel ne maanaam ñi nga xamee ne ñoom ñoo di Dakar dem dikk gi wala yu demee noonu te fi mu toll nii wàññi nañ nombre bi ngeen doon am te gasoil bi prix bi wàññiwul yéen li nga wax léegi coronavirus bi ñëpp a koy xeex ndax ñëpp xam na ni baaxul mais yéen victime ngeen ci est-ce que ba léegi du gën a tar ci seen diggante ndax yoruleen transport bi. non dana gën a tar Dakar dem dikk moom mooy ñoom ñoo bokk ndey. xañ na ween wi ñu nàmpale. wala biberon yi xañ na léeg-léeg mu changé mais noo bokk ndey. mooy état bi. waaw li nu daal moom dal na ko. ah bon waaw moom coono bu nu yëg dana ko yëg man naam nag moom noo koy gën a mettile ndax ji doom da nga koy womat ji nga boot ko ji nga boot moo gën a néew coono gi ngay womat ñun Dakar dem dañ ko boot ñun womat nu mais noo bokk benn ndey coono bi ñu yëg mi ngi koy yëg li ci nag ñi nga xamante ne mooy transport bi xaay waruñu ko def. li ma xaay man moom laa interpeller réew mi. réew dafay am du am ñaari yoon da ngay dem Kër Massar benn kalandoo yeb ba ca kaw yow ñu la 10 personnes nga yeb loolu it mat naa xool démb gis naa benn super boo xam ne daa yeb ba langal. waaw maa ko gis sam parce que loolu it mi ngi aju ci nit ñi bëgg nañoo ñibbi ndax couvre-feu 20 heures. boole koog duma yi loolu tax nit ñi am xamatuñ daal fu ñu dëgg seen tànk moo tax si charge bi ak kalandoo yooyu man du ma leen blâmer mais war nañu bu ñu defee bu ñu leen yem leen fii. ay Sénégal comme ñun nañ yem ñoom tam nañ leen wut leen fu ñu leen yemloo mais bàyyi la yow ne la yemal fii doo ko passé boo ko passé ñu defal la contravention 12000 am na boo xam ne ñoo ngi ko yóbbu benn téléphone na benn opérateur ne otaam jàpp nañ ko di ko laaj 19000 contravention ku yóbbul loolu fukki nit ñu laaj 19000 wala 18000 ki nga xamante ne nag moom amul pièce yu valable warut a def transport yeb bay langal yooyu nañ ci waxtaan ndax ñun ñëpp ay sénégalais lañu. est-ce que jàppaloo ne Serigne Mbaye Amar. état bi avant muy jël lii ci wàllu transport beeg wàññi beeg yooyu est-ce que concerté wu ngeen waxtaan ngeen xool mesure d'accompagnement yi ñu ci war a mën a toftal nga xam ne tey daa waroon a génne alal leen yi xam na ni dana metti ci yéen nangam wala da ngeen jàpp ne daf koo gaaw a def te waxtaanu leen wala laaju leen ci seen idée jot yéen waa AFTU réunion wu leen ci wala lu xew. non xam nga lu bett àdduna dafay bett Sénégal lii fooguñu ko woon. piste bi boo xoolee daanaka mat na 100 ans 102 ans bi li mag ñi wax. 1918 la woon 1900 xaw ma. 19 kon sóoraale wuñ ko woon kon ñëpp a tiit daanaka koo yedd rek da nga koy tooñ. état tiit na ñun tam tiit nañu xañ na fi ñu waroon àggale waxtaan wi àggu fa mais comme monde bi tiit agsi Sénégal te fooguñu ko woon lu waay def dañ la koy jéggal mais laajoon na waxtaan waxtaan ba déggoo. bu ñu déggoo ku ne day am yoon woo jaar xam ne nii la mais nag tiitaange am na. état bi sax day wax nii moom tam moo gën a tiit ndax boo yoree njaboot ñoon njaboot gaa ngi jëm ci xiif ñi ngi jëm ci war a faatu yooyu da ngay xaw a paniquer mais loolu dañ koy jéggal mais waxtaan war na am bu yaatoo yaatu ñu doog a jël ay mesures. mais kon yéen a ngi yaakaar ndimbalu gouvernement bi parce que Macky Sall président de la République ci wàllu coronavirus bi nee na xam na ne am na impact bu mu def sur le plan économique maanaam ci wàllu réew mi transport bi presse bi sax tudd na ko transport ak yeneen entreprise yi. bien que dajaleegul xaalis boobu mais comme nee na dana leen dimbali est-ce que yaakaar ngeen ne rythme bii muy demee ci yéen seen oto yi mais est-ce que buñ leen dimbalee dana leen jariñ dara foofu la coow li nekk. waaw mais parce que carburant bi wax nga léegi avant ñuy tàmbali ne maanaam li ngay dépenser ci carburant man daf maa tiital sax calcul boobu nga def léegi. waaw par jour. waaw. maa ngi nangu ci sama benn xarit Dakar dem dikk mu ne moom semaine bu ne mi ngi consommer 114 millions. 114 millions ci carburant. ci carburant. par semaine. par semaine man maa ngi consommer 555 millions par jour. ci selon nombre tata yi. tata yi 1850 tata ñi ngi daw boo jëlee 30 000 francs wala 40 000 rek ëpp na ko. nga multiplier ko par 1800 nangam. 1850. au niveau national. non Dakar région yi bokkuñu ci. région de Dakar gi rek. région de Dakar rek maa ngi consommer 555 millions par jour. ci carburant. moo taxoon ma bi ma waxtaanee ak sama conseiller finance Mamour Fall dama ko ne est-ce que état du mën a waxtaan ak Elton ak ODECA. ñu ay nationaux yoo xamante ne est-ce que mun ñu faa garantir 2 milliards wala 1 milliard nu fay sol carburant pour mën a transporter nit ñi parce que amuñu droit taxaw te nit koo xamante ne li sa oto ci nga daan dund léegi amatoo carburant dundatoo moo carburant. waaw am na parce que nee naa la 80% yëpp ñoom seen oto ay góorgóor lañu. comme ni waxoon naa la ko fii ne la kenn ku ne bu ngoonee nga yóbbu sa weccet mooy société boo xam ne 19 heures ku ne dem sa kër 6 heures de matin nu àndaat
loolu nag bu ñu yaakaar ne danoo mel ne Dakar Dem Dikk wala danoo nekk société boo xam ne danoo am xaalis wala dañuy dajale oto yi déedéet ku ne da ngay ci sa oto ni ngay toje sa bopp janax mais teewul Sénégal moo nekk dëkku l'islam boo xam ne mosuñu cee xuloo. waaw d'accord mais loolu est-ce que gouvernement bi mënu ko gën a réorganiser est-ce que d'accord yow tey bu la Macky Sall woowoon na la est-ce que mënuñu gën a réorganiser waat nga xam ne léegi affaire bi da ngeen am afti foo xam ne fii seen ay cotisation ñu gën koo mu bañ a nekk rek lu informel nii rek ku di xëy rek dem am déet. loolu bu ñu ko bëggoon def ca départ ba la mais fi mu toll mënatuñ ko. lu tax mu leen ko ab société dañ koy joyanti. waaw xaj na ñu mën cee xalaat ndax lu mun tam amut mais fi mu toll 1250 personnes tàmmoon dara daw ci 15 ans ngay leen dañ koy soppi dina xaw a doon lu. non gën ko réorganiser parce que bu fekkente ne di ngeen liggéey ba ngoon kenn ku nekk yóbbu wecc itam état bi amul fu muy mën a sukkandiku xëy na peut-être yow personne morale bi mën nañu waxtaan ak yow mais fi mu toll nii li ngeen victimiser wu nii toog nii di am problème parce que coronavirus bi mënatu leen a yóbbu ñu bari. de deux oto yi amatu leen carburant yow yaa ko wax léegi ne jafe na ci ñenn ñi clients yi li ñuy dugal kaasu leen sax mais est-ce que bu affaire bi duré yàlla bu mu duré ndax coronavirus bi yàlla na jeex mais est-ce que bu duré conséquences yi du gën a garaaw. non day gën a garaaw parce que transport mooy nekk nee naa la première soldat bi ne ci kanam bu transport daanoo même société yi ñuy wax du am. déedéet waay. transport maanaam ndimbal li noo ci war a gën a jëkk a jot ci nu mu gën a gaawee. ndax bu jàmm amee noo leen di yóbbu musiba amee noo leen di yóbbu. yéen da nga bëgg Abdoulaye Macky Sall fi saa si mu gaaw génne li muy génne. waaw jukkinu même bu nu avancé sax suñ xel dal nu continuer. mu ne afti jox naa leen tant de millions. du afti rek ndax bu dee afti rek dana ko indil coow. transport bi man bu tooguma fi pour afti dama fi toog pour transporteur yëpp. transport d'accord. transport en général. ndax da ngay gis koo xamante aussi mi ngi leb busam ci banques yi ci mutuelle yi doon ci war a dund ñu ne ko moom doo bouger mu taxaw kooku boo nee afti rek bàyyi ko en rade day indi jafe-jafe. ok. taxe AIBD yi ñi ngi leboon ci seen Iran tëj nañ aéroport bi ñuy fay salaire seen Iran da koo joxe ñuy fay par weer ñooñu il faut ñu bàlle. waaw c'est vrai que ñoom wax nañ ko fii ci rajo bi sax ñoom ñoo nekk AIBD amatuñu benn client tëj nañ aéroport bi te dañoo leboon ci banque léegi nag kon bu may toog fii damay wax ci transport bépp. mais kon yow da ngaa jàpp ne coronavirus bi dafa indil problème transport national bi yëpp. national bépp waaw ndax bu fekkee dañoo dédommagé afti donc dana indil Macky coow loo xamante ni du ko mën a régler. te ñun ñëpp ay Sénégal lañ malgré que ñun ñoo ci gën a mettile mais nañ waxaale nag. waaye lu tax nga ne yéen ci gën a mettile. yow sa oto dawul te sama oto ngi daw te mu droit taxaw. amoo sañ-sañu taxaw. déedéet ndax service public lay def bu ma ko defee ñu ne président nee na oto yi taxaw ñu ne dañoo geraw kon ndimbal loolu duñ ci mën a jot dañuy ànd ak ñoom ci métti bi takk suñu digg même boo waree añ nga naan ndox rek takk suñu digg te dem continuer ba ñam bi ñuy wax ñu ni ngi koy togg mu gaaw sotti nu mën cee mos. loolu rek mënu mën dimbali mais amuñu droit taxaw ñun dañuy daw. mais est-ce que kon keneen bu lay déglu te nekk ci transport bi même bu dee bokk leen kii mu ne car rapide yi tamit ñu ngi fi Ndiaga Ndiaye yaa ngi fi. car rapide yooyu li nu war ci dëkk bi moo leen ci war xañ na. dañ ne clando ne car rapide. même car rapide bàyyi ko xel. chauffeur ko yor apprenti na ci ñu doon dund. boo neen tata rek wala nga ne Dakar Dem Dikk bàyyi car rapide bi chauffeur bi day dund sénégalais la apprenti bi mi ngi koy jàngal métier day dund kon nañ ko moom tam li nga wax nañ ko jéem a defar ba yóbbaale ko ci càmm gi même kalando yi tur wi sax kalando woom du nekk lu wala. waaw mooy luy làqatu. waaw mooy luy làqatu. mais yooyu yëpp kay Sénégal nañu seet même jigéen ñi doon togg ci restaurant yi ci gare routière yi bu ñu demee ba nga war a tàmbaliwaat togg te amatoo loo jënd dépense. loolu mën nañu bàyyi xalaat ndax nit ku fekkente ne sax daa war a demaat 1 mois wala 2 mois nga ne ko 300 000 400 000 a ngi nii mu dem ca marché ba jëndaat jën commencé waat donc day dimbali économie bi. mais d'accord aide yooyu xëy na gouvernement bi comme Macky Sall wax na ko dina ko def mais problème bi kay mooy lii ngay wax yépp ci ay jafe-jafe te coronavirus bi indi ko mais xanaa gars yi xanaa yéen amu leen woon xelu xalaat ne lii lépp mën naa ñëw. am déet xanaa yéen déet yéen jàngkat yi mën ngeen a liste xaar xam ko waaye mënu ko xam non si bu ngeen duggee xal ba mën ngeen koo xam waaye lii moom wax dëgg yàlla kenn tanuwu ci kenn déggoon nañ ko nag mais africain moo dul préparé wu ndax dégg nañ ko Chine pendant 2 mois mais defe noonu ñun du naaj bi dafa tàng ak température bi ànd du lay du fi ñëw am na ñoo xam ne ñu ngi wax ba ñu woo leen procureur woo leen yooyu yëpp mooy ñàkk xaw a fam foo wax rek mais loo seen muy ñëw lu mu la sori bu dee musiba xamal ne mën naa ñëw lu mu la jege-jege it mën na la bañ a laal. mais nun dañ ko. mais yéen da ngeen daan génn Dakar. waaw léegi mënatu leen a génn Dakar loolu ban conséquence. non afti du génn Dakar. yéen du ngeen génn Dakar. ah bon pour man du ngeen dem Thiès amu leen feneen. non Thiès am na afti. voilà très bien Thiès am na afti.
14 régions yi am na 12 départements 12 régions yi am afti ak 2 départements muy Tivaouane ak Mbour foofu aftee nga fa. oui Tivaouane Mbour ak Thiès. Tivaouane ak Mbour ay département lañ. ay mais Thiès waaw mais Thiès moo leen ëmb. moo leen ci région de Thiès la bokk. waaw région Thiès la bokk. mais foofu am na kii yéen du ngeen am leen droit génn Dakar. non amuñu droit génn Dakar tant que du màggal du gàmm amuñu droit génn Dakar. léegi 20h bu jotee nu ngeen def ba avant 20h. problème baa ngoogu si ñun daan daw 21h ñu ne la 20h kon 18h nga war a wàcc waxuma la li nga doon manque à gagner mais bi nga nekkoon sax plein service ñu ne boo wàccee 18h yow sa yaa ngi ko sa patron léegi ñu ne nag fi ñu toll mënatoo nag yaa ngi yóbbu 10 personnes boo nopp di wàcc 18h conséquences yi maanaam mënu su ko toog fii di ko xayma. mais yow mais Mbaye yow kilifa nga ci yëf yi yow est-ce que amoo sañ-sañu sol sa daal yi dem gisi bon boo mënta àgg ci Macky Sall itam xëy na Abdoulaye Daouda Diallo wala kenn wala kook wala ministre du transport ngeen toog waxtaan. non créé nañ commission boo xaay nun ci lañ bokk ñu ngi waxtaan déggoon la maanaam mën ngaa taal sa kër nii nga taal añ teg ndugg mi mën ngaa manqué ceeb mais da nga koy nëbb sa waa kër. waaw di taal ka xam ba ka xolli mais maa ngi ci xam na lu xew maa ngi ci am information yoo xam ne ñu ngi ci mais dama ne nañ ko gaawee commission boobu ñu ci ay transporteurs ngi ci ay syndicats ngi ci pour ñu xalaat ci mais comme buur la bu waxi buur waaw la sant te buur doo ko ne waaxul wala dawal dañuy ànd ak moom rek bu dëggee tànkam teg nga teg. kon mais li nga wax léegi dafa da nga ne transport bi fii ci ak coronavirus bi da nga ne bu daanoo lépp daanu. transport waaw yow mi transport moo la indi fii moo lay delloo bu amatul da nga mën a doxee Sandaga ba fii si xalaatuma ko ci àddina. voilà kon transport mooy réew mi transport moom lu Macky di xalaat président de la République lu muy xalaat moom mooy numéro 1 ci fànn yëpp nag ci fànn yëpp mooy numéro 1 ndax bu ñu nee dañuy jàppale afti wala dañuy jàppale Dakar Dem Dikk wala dañuy jàppale taxi yi wala dañuy jàppale boobu coow ndax moo ëpp nañ jàppale ñëpp rek. mais d'accord ngeen quand même ci xeex bi ni ko gouvernement bi tëralee ngeen jàpp ci directive yi ñu leen jox 29 nga waxoon ñu def ko ci digg bi léegi. waaw 12 léegi 12 personnes 12 ou 13 en tout cas xaw naa doy war lool ndax ngeen d'accord ngeen ànd xeex ci coronavirus bi waaye da ngeen a mujj ci biir xeex bi loru ci. waaw mooy guerre noonu ci guerre nag moom da nga naan est-ce que maa ngi dem mais dinaa delluwaat sama kër ci guerre la nekk parce que président wax na ko ci làmmiñam du guerre arme mais guerre santé la monde bépp nga koy combattre ñun tam ñu ànd ci mais loolu mu mettit bi metti na trop mais toog di yuuxu aw mettit jarutu ko ndax dañ lay boole population bi te jaru ko te population bi fi ñu toll daanaka soxla nañ ñu bu ñu ko defee afti la ñuy wax afti te afti du jaxasoo population parce que afti population bi ñooy afti te sunu personnel bii ñuy wax ne xëy leen ñoom ñooy première personne bi war a jëli maladie bi mooy chauffeur bi receveur bi tey Sénégal nañ leen bàyyi xel bu baax parce que ñoom clients yi war a ñibbi mais chauffeur bi ak receveur bi nag yor njaboot yor këram fi mu toll ñoom kenn ku ci ne xamoo ne yow yor nga ko wala yoroo ko da ngay dem nii rek lu mat a bàyyi xel la nañ leen bàyyi wàlla xel aussi ñun wax nañu nañ leen occupé ci ay masque ak i gants pour jàppale leen parce que mun laa toog sa kër yabal nit ki mu dugg ci désert bi guerre bi war a ñibbiwaat këram est-ce que dana ñibbi moo tax chauffeur seeg receveur ak personnel bi nga xam ne mooy afti moom tam nañ xool nañ leen jàppale ndax ay nit sénégalais lañ te mën nañ jël feebar bi transféré ko seenu njaboot. waaw mais damaa yaakaaroon ne kay yéen daje ngeen bi coronavirus bi génnee daal na léegi danañ waxtaan ci lii chauffeur bi fexeel ba am masque wutal gel bi nga xam ne alcool bi nga xam ne da ngeen ko def seen i loxo damaa yaakaaroon ne yéen bàyyi woon ngeen ko xel. non ñu ngi donte gouvernement bàyyi nañ ko xel ñun mais xam nga ci réew mi leen bokk. non mais xoddeeku bala ngaa lakkale yéen. xoddeeku noo ngi ci mais dégg goo coow foofu noo ngi ci li ni maama kas néew di moyen de bord waxuma leen suñu kii tax man noo ngi dimbali état ci li ni ama kas néew parce que réew mi noo ko bokk duñu xaar. xod bi mais dégg naa ci suba ñu ne am na benn tata xaw ma benn bis bu samp ba dañ ko mujj jàpp boori wakaam yi daal am na daal for naa lu mel noonu wóoru ma nag ba xam am na am déet. non loolu dégg ku ma ko. kon yéen du ngeen samp mukk. déedéet. da ngeen di respecté ordre mais da ngeen di loru. loru bi dégg ma ne la loru bi man mat na depuis mat na 20 jours yoo xamante ni loru bi noo ngi ko muñ mais état it gis na ko. mais loolu du wéy da nga war a jàpp ne mbay loolu bu ci kanamee bu da ngeen taxaw te bu ngeen taxawee du baax. taxaw gi xam nga demi mesure ak mesure 100% ñun liñ gën a loon moo ñu tëj Sénégal yi bu kenn génn. ay transport bañ am. transport bañ am ñëpp toog mais tant que lii nga am noonu lu metti dañuy def. kon yow confinement général nga bëggoon ñu def ko. mais moo noppal ñëpp ndax bu nit bu gis oto du rek du génn.
nga dëgg de mais bu gisee oto day génn. ko dëgg de loolu dafay waaw bu kenn dawul day wax nga dëgg de. bu kenn dawul doo génn te daw leen ñuy daw jublu feebar bi ñun ñooy numéro 1 parce que chauffeur bi xëy fajar ak receveur bi ñoom ñooy jiitu dem ci feebar bi. waaw ñoom ay risque la de. ay risque la moo tax ñoom protéger leen lu gënoon mooy ñu kenn ku ne toog këram ñoom ñu mën a sowee ñoom tam li nu am ak ne nu bokk ak ñoom mais fi mu toll yabal na leen xëy leen ñu xëy ñu ne 10 yooyu est-ce que ko feebar newu ci. waaw nga dëgg te 10 amul intérêt amul intérêt. te fokk nga yeb ay nit. fekk nga yeb ay nit te léegi boo fekkee taxaw nga ci arrêt bi nit ñi forcé ndax 20 heures nga ne damay bañ police dajeeg police 6 heures nga dajeeg police mu jàpp la fayu la 12000 francs mel na ñoom tam duñu ay Sénégal yoo xam ne bokk réew mi il faut ñoom ñu bàyyi xel tam nañu bokk réew mi maanaam nit ki mën ko jàpp sax mais da nga fekk tension ak xolam tàng boo xam ne boo ko dóoree contravention 6000 mën naa tontu loo xam ne sax mën na ci am jafe-jafe maanaam nit ñi wala foo ñu am compréhension nit ki li mu doon am amatu ko boole kook ay risque nga jàpp ko verbaliser ko nag 12000 wala 15000 francs wala 18000 loolu daal maa ngi ñaan autorité yi police ndimbali gaaw ñëw te ngeen ten protéger leen. waaw ndimbali moom naan ñi ngi tàll añ bi moom taxuñu kii nañ ko yàq rek nu gis ko mais añ bi ñu ngi koy togg mi léegi demul añ xaar leen teg raxas yi déedéet noonu daal nañ gis ñam man cee mos parce que loolu moo ñu arrange fi ñu toll ndax région yi Tivaouane woon nañ ma seen oto yi 14 assis la ñooy leen 7 léegi waa Tivaouane xaaj lañ ci digg bi. xaaj li ba 7 personnes 700 francs Jakarta bi da yab nit 500 tata bu nekk boo xam ne nii presque boo xoolee valeur am mat na junniy Jakarta nga ne ko 700 francs nga yóbbu Fatick woon nañ ma 800 francs nga wër Fatick yëpp mais léegi amuñu droit bañ a tax. mais Mbaye yéen li ngeen di fi affaire métti na ci yéen ah. foo ko takk weesu na ko bu fekkee dañuy waxtaan rek. non foo ko takk weesu na ko maanaam danoo moom jërëtu sax fi mu toll man gëj na ma démb ak tey dégguma kenn ku ma woo parce que nit ñi dañoo jaaxle ba noppi far. sonn nañ jaaxle pendant ce temps yow nga ne préféré woon ngeen tey ñu ne bu kenn xëy liggéey faf yéen loolu leen doon dimbali. loolu moo may dimbali man. ah waaw ñu taxal oto yi. waaw. waaw sëñ bi loolu tam mbir la de. mbir la mais bu fa leen jëm ndax nit ki mënooy dawal ba ngoon nga desee 1000 francs wala 700 francs même chauffeur bi sax ba mënoo 1000 francs yoo ko may bu amoon problème pour dem këram loolu it. daanaka nañ ko xool parce que maanaam oto bi ki ko yendoo dawal mën naa feebar mën naa siburu bu siburoo ñëw joxuloo dara yow nga jël sa poche 2000 francs war koo jox mu ñibbi jël taxe loolu it bu ñu xoolee ku ne toog seet nan gëm yàlla jàng alxuraan nan gëm yàlla bopp bokkul ak de. loolu mën nañ bokk gëm yàlla mais fi mu toll amu leen sañ-sañu tamit comme service public ngeen def toog. léegi la leen ca mën a yóbbu mooy dem ba mënatu leen dem. am na waaw ku dem ko mëntu dem waaw xam nga nit moom boo doxee ba mën a toog dox da ngay toog. waaye léegi bu gaa yi taxawee ñëw ne la sëñ bi sëñ baykat yaa ngi jiite waaye nun daal xamuñu koy daw waaye nun waa fi nun toog nañ bu ko rogee looy def. ànd koog ñoom xam ne nag fii leen mën a yem mais na ko état xam dama leen région yi képp ku ci taxaw demal wax ak gouverneur ak préfet ndax ci lañ bokk ñoom ñu xam bu ñu leen renseignement yi woo ñu mën a wax li xew ci dëkk ba mais bu kenn taxaw képp ku taxaw daal demal wax ak préfet ne ko mënatuma dem lii moo tax ndax oto bu yeb Fatick 800 francs nga def ci di tourner bu ngoonee demal ci préfet ne ko lii laa mënatuma dem oto yóbbu nañ leen ba ca maire ba maire bi aussi moo yilif Fatick maire yi ñooy nañ xool nañ lañ mën a jàppale pour ñu mën a yóbbu population bi mais nit ki moom mun laa daw ci 800 francs ba ngoon chauffeur bi képp mi ngi ciy risque ndax chauffeur bi mën naa feebar ci biir oto bi mais bu feebaree même lu muy jënd sax médicament amu ko kon daanaka man taxaw moom may gën te seen protection kenn ku nekk moo ko yoral boppam. waaw. chauffeur bi nag mooy jënd masque am mooy wut ay mbiram. non chauffeur warut a jënd masque patron moo war a jënd masque foofu it war na mat naa leeral. waaw parce que nag nit ki il faut mu aar waaw. afti non la boo xam ne dafa ne ci oto yi. oui. mais afti day lebi wuti xaalis jënd oto jox ko président GIE. président GIE ñooy seet seeni membres jox leen ko. président GIE ñoo am responsable di contrôler seen membres yi ñoo jël seen personnel afti jëlul benn personnel chauffeur wala receveur yaa am sooto jël ko war nga leen a mën a jàppale. mais bu ñu dee xaar ndimbal ci afti moom li mu man mooy dimbali état ndax pour état ne mi ngi ci guerre mu jut ko jàppale ko ci ndox wala boisson ndax guerre doom sot la bokk mais prix patron bi mi ngi moom otam moom weccetam moo war di jënd ay bagage jox ko personne de bord parce que moo leen jël bu ñu naan afti day indi ay jafe afti moom mënut a buus loolu personnel bi nga xam ne ña ngi ca cabinet ba mu jëm leen di sécuriser mais afti te loolu patron bee ko mën a def. patron bi moo ko war a def
boo amee problème na ko wax président GIE président GIE moo ñëw signé ay milliards jox la. afti contresigné boo fayul afti doog a nangu oto bi. afti association des financements la maanaam bu ma ko mënee tënk dama naan 8 personnes la am ci personnel ñoo nekk siège ba mais man en tant que Mbaye Ma transporteur sama personnel man la engagé maa leen war a jàppale ci conditions yi. ndax yaa leen war a protéger yaa xam na ngay def ak ñoom. maa xam na may def ak ñoom mais boo ko versé afti xamul ci kenn jëlu ci kenn embauché wu ci kenn afti dafay wuti xaalis ci banque yi ànd kook état sëtit ñu boole noog sëtit ak ministre des transports moom tam coono yi ma yam mi ngi koy daj. nelawuma mais bu ko defee afti wuti xaalis ànd ak état wuti ay matériel dem seen bis monté oto yi ñu indi ko kenn ku ne jox la sa quota président GIE bi dafa am ay poiram moom mooy tànn ay membre am jox leen 14 GIE yi man fi mu toll afti amul droit dem jox kenn oto président GIE bi ngay jox 30 véhicules mu xool 30 membres yi mu gën a wóolu wala yi nga xam ne ñoo nekk première ñoo jëkk bind mu jox leen ko. loolu na leer afti moom mu leer nañ. waaw mais man li ma bëggoon a xam mooy en terme de transport maanaam li ngeen doon jël ci askanu Sénégal. buñ ko gam-gamle woon tey ak lu mel ne Dakar Dem Dikk ndax yëpp service public la kan moo ëpp lu muy jël ci ay nit. man def naa ci Dakar gii Cap-Vert bi parce que tamit loolu mata parce que bu ngeen di jël Dakar Dem Dikk di jël te mbir waaye donte wàññi nañ leen yéen itam wàññi waale Dakar Dem Dikk ndax nombre bi wàññi nañ ko mais bi jàmm rek di am nii lu ngeen di roñ ci askan wi. bu jàmm rek amee pour ñu xam seen utilité pour état bi mën a xam ne yéen seen liggéey ci transport bu ngeen taxawee du baax. non bu jàmm rek amee. man maa ngi transporté 1 million et quelque par jour. ci doomu aadama. ci doomu aadama par jour. ci ñuy wër ci Ndakaaru gi dama ko ñëw. maa ngi ci 1850 véhicules yuy daw Dakar. 1850 oto. di 68 lignes yoo xam ni fii ba Tivaouane Peulh Kër Ndiaye Lo Sangalkam ba Diamniadio. yaa ëppale ay ligne kon Dakar Dem Dikk. maa ko ëpp ligne maa ko kii Dakar Dem Dikk deful 10% te man maa ngi 50%. waaw loolu lu mën a nekk. bokkunu ndax man depuis 2005 505 yu njëkk yi yëpp a ngi daw ba léegi depuis 2005. nekk en bon état. ba noppi nekk. waaw dana xaw a sonn mais noo ngi góorgóorlu di ko defar boo gisee daanaka nekk na en bon état Dakar Dem Dikk ñaata yoon lañ ko fi fournir ay oto bokkunu. ok benn problème la muy King Long yi xaay marque chinois la moo fi ñëw xaw ma indil jafe-jafe moom ngay romb nii mu xaw a nekk oto yu ñaaw ak a paan. mais bu fekkoonte ne lépp nekk na Tata wala beneen marque baax ñii transport sénégalais yi ñu ay afti ay jàmbar lañu. ok oui te en terme de nombre yéen a dépassé Dakar Dem Dikk. ma ne moom bu may def 1 million moom deful 50 000. ci ay doomu aadama. ci doomu aadama mënu ko ndax moom mi nga amoon 400 véhicules ci tataay ci aso gi mais boo xoolee du ma dugg ci service su jàmbur mais demal nga def foofu journaliste nga dem nga laaj leen ba xam léegi daw ak yooyu loolu moom. d'accord directeur bi la conseillé dama ci dugg mais man. 1850 yi. 7 ci bus yi. ci bus yi 7 bus moo ci manqué gun mooy ci cantaku ni lakkoon yëpp a ngi daw. ah oui parce que cantaku ni am na ñu lakkoon. waaw mais 7 rek ci manqué. à part yooyu daal. à part yooyu yëpp a ngi daw. mais lu am na assurance. ëmbët lañ wax ba tey jotaguñu assurance bi. d'accord mbokk yi ba ma fàttali ne ba léegi ne ñu ngi ci li nga xam ne moom moo di jano bi tey nag mbiri coronavirus bi dafa am secteur yu bari yoo xam ni laal na leen moo tax ñu woo fi tey ji Mbaye Amar mi nga xamee ne mi ngi nekk ci wàllu transporteur yi nekk tamit ci waa AFTU et surtout que ngeen dem ba mu yàgg ngeen nekk victime maanaam ngeen loru ci transport bi ak tërëlin bi. xam nga comme dañoo nekk wàññi nit ñi ñuy taxawaalu ci mbedd yi regroupement yi nangam ñu ne leen lii bu leen ko defati te yow da ngaa wax léegi ne ci carburant dem ngeen ba am na ci chauffeur mënatuñu am 30 millions ngeen carburant man su ma doon yow damay bind rapidement ministre du transport wax ko. ministre transport bis bu ne noo ngi déggante gis na ko moom lii xam na ko maanaam lu ko jaaxal bu ma nee man jaaxaluma damay nax sama bopp lu ko jaaxal na ma moom moo gën a am problème xanaa xamoon ne ministre transport. bëggu la dégg auto bu accidenté day def ne otam la ndax li nga ko dénk gis nga ministre de la santé moo gën a sonn fi ñu toll. ah bon moo gën a sonn Sénégalais yi ministre de la santé moo gën a sonn ci Sénégal yi fi ñu toll malade bu ne day defe ne moom moo ko jur wala malaatam la parce que ni mu demee la. mooy ministre transport fi ñu toll accident bu mu dégg bëgg ko dégg ci noppam loolu yàlla mooy def noonu ci doomu aadama
fi ñu toll Abdoulaye Diouf Sarr moo gën a fatigué ci gouvernement Macky Sall fi ñu toll à part président de la République loolu yàlla moo koy mooñale mais moom information moom dana ma koy wax man tam maa ngi koy jox ay information xañ na nag am na ñoo xam ne état la du ma ci mën a jot man ndax état dafa laaj. waaw mais yaakaar naa ne bokk ngeen ci liste bi nga xam ne dañ leen dimbali. bokk nañ ci liste bi dama ne liste bi bu nekkul première musibaam noo war a nekk jëkk a nekk première te warut a yàgg wari su ko wàcc. yéen da ngeen a yàkkamti ñu jox leen dara. waaw kay dañu yàkkamti ñu jox ñu dara. ci parce que lu coronavirus bi di gën a dem ngeen di gën a dellu ginnaaw. waaw ndax weer wii man naam da ngay gis ko fay personnel am mais mois prochain bu dara amul nooy fayee sa personnel. même yéen ñi waaw d'accord mais loolu état bee la ko war a gën a xam yow. xam na ko ñu ngi ciy liggéey loolu dégg nga dama état la non privé lañu. ay góorgóorlu lañu góorgóorlu moom day wax fi xam-xamam toll. ak fi xalaatam yam mais du dugg ci yenn détail loolu état mën na ci liggéey mais weer wii mën na góorgóorlu fay personnel bi mais weer wee ñëw nag ak suñ detti am ak banque yi loolu état war na ci liggéey. comme ni mu dalee taxi yi nekk aéroport. waaw ndax ñun am na ci oto yoo xam ne mat nañ 50% yu matu ñu ngi fay traite ba léegi te oto bu ci ne 700 et quelques mille ngay fay par mois traite banque parce que banque locale yi ñoo na gunge woon ñu ànd ak état. léegi lu même ba yow li nga wax ni dafa garaaw barke yàlla waa léegi looy wax sénégalais yi kon. li may wax sénégalais yi mooy man mun noo dem ci géej gi mun noo yuuxu dañuy toog rek lu ko ne yàlla tërale nu jàppee ko noonu mais fi ñu toll wax amatut man de sama xam-xam mooy waxtaan wi nii ànd ak état di ko déglu lépp lu ma woo ci ndimbal ci l'ensemble transporteur yépp nag du afti rek lu mu ci gën a gaaw moom mooy gën a gaaw a soxla réew mi ak société yi. ndimbali gaaw ñëw mais mbokk yi ma fàttali ma léegi ñu ngi ci jano bi ak kii Mbaye Amar ba nga xam ne mu ngi nekk tamit ci afti jiite leen itam ak ci wàllu transport bi mais dangaa wax ne buñ leen dimbalee gaaw mu gaaw ñëw parce que coronavirus bi am na ñu muy lor mais ci wàllu transport bi lor na leen mais da nga ne am na foo xam ne fii loolooy problème bi buñ fa yeggee zéro te bëggu leen faa yegg. waaw ndax nee naa leen man yoruma oto bu ne ma teg ci benn police nekk na daw ki dem bu mën a dem yóbbu otaam ba këram it man wax dëgg yàlla lu ma ci amu ci xam-xam mënuma ko ne dawal ndax amatul lu mu ci def du ci def ndox. du ci def ndox kon mbokk yi ma fàttali ne ba léegi ci jono bi ak Mbaye Amar parce que fi mu toll nii dafa mel ne mbir yi ni mu tëddee daa mel na moom ci boppam sax da ko xaw a jaaxal parce que mais maladie bi wax nga ne kon nag chauffeurs yi ñu aar leen état bi la mu ca war a def mu def ko moom jël na ay matuwaayam 20h c'est vrai que da ngeen daw ba 9h ci guddi 21h. waaw te it non waxuma la sax 20h mais yow 18h yaa ngi fexee dem yow ba ñibbi yow chauffeur bi. ndax mën nga am da ngay gaare oto bi dox wala boo même bu 20h passé amuloo droit sax dawal oto bi kon yow 18h yaa ngi ñi yàkkamti benn ngeen. nga gaaw génn ci. waaw yaa ngi ñi. waaw d'accord ci loolu kon mbokk yi ba léegi ma fàttali ne coronavirus bi dafa nekk mbir moo xam ne mii dafa yéeme parce que suñuy waxee noonu mooy parce que tout simplement ñoom ci seen bopp dem nañ ba non seulement am nañ problème ci transport bi mais am nañ problème aussi ci seen bopp yéen ak seen mbootaay googule la ngeen daan amu leen ko carburant bi ngeen daan am léegi dama dégg nga tudd léegi lu mel ne EDK ak Total wala lenn léegi loolu état bay dox ci diggante bi wala yéen a dem lijjanti ko seen bopp. non noonu mun noo dox ndax am nu garantie. état bu fekkee mën naa waxtaan ñoom ay Sénégal lañ mooy Elton ak ODK ñu toog def benn partenariat bu ko defee ñoom seen xel daal ndax ay pétrole la ñu nun tam ñu am carburant boo xam ne heure bu ñuy jox li ñuy compage ñu mën leen caa fay leen fa jël mais nit ki mënut a. en attendant ñu leen di jox carburant le temps état bi di leen dimbali. waaw moom dañuy donte da ngay dem fu mel ni Elton ODK. kenn ku ci nga ne ko 1 milliard bi di jàpp ci. def ay carte nu sol pour mën a assurer service bi loolu lépp ndimbal la banque yi mënatoo dem naan ko lebal ma jënd carburant ndax wóolatul ndax amul benn revenu gisatul lu ko leer kon entreprise yëpp am problème moom nag bal bi moom moo ko mu ngi ci kanamam mooy chef d'état ak gouvernement moo yilif nit ñi lépp lu mu xalaat ci lii nan lañ koy xeexe ba mu jóge fi pare nañ pour ànd kook moom mais lépp lu mu xalaat ne war na ko mën a dimbali nit ñi ba ñu mën a taxaw loolu it na nga koy ciy xaar. ok mais est-ce que ci bis yi ba ngeen tàmbalee ba léegi bi coronavirus bi ñëwee ci Sénégal ba léegi déggagun ngeen ci benn oto ñu ne am na ku fa am malaise ñu téye ko war a xool oto bi wala remonter affaire yi ñan fan la oto bi jaar nangam amagu leen ci benn cas. am nañ ci benn cas boo xamante ni ñun buñ ko amoon ñun ñoo gën a siiw
soble. déet waay. afti benn femme moo ci dugg ci ligne 5 bi ndeke moom da daan daanu ay rab mu dikkal ko ci oto bi ki mu àndal sax teg na ko loxo mais dañ ko daal di génne ci whatsapp yeeg yëpp. ci journaux yi na non afti am na benn cas ñu yóbbu ko Grand Yoff ay bokkam fekk fa moom du loolu oto boobu dama ko mobilise ba 21 heures. ñu test ko ba nekk positif. négatif. mu nekk astafurla mu nekk négatif. ndeke moom bu bokk ñëwee dañuy wax lii da koy daaneel mais oto boobu dañ ko téye ba 19 heures ma doog a bàyyi oto bi parce que bi ñu ma woo dañ ne ma nañ localiser ñu ci duggoon. ñu xool leen. fekk wàcc nañ dem nañ oto bi rek moo nekk ci terminus bi may leen oto bi na fi taxaw ak équipe bi ba 19 heures ba 20 heures ba kenn bougé foofu laa ma ne mais ñi ci duggoon au moins seen numéro téléphone xaw ma leen oto fa la nekk mais heureusement ba léegi yàllaa ngi ni dimbali amaguñu benn cas mais buñ ko amoon noonu nooy gën a siiw corona bi. ah bon. Maodo afti moom yàlla dogal na danoo am bayre moom mais alhamdulilah. d'accord mais li nga wax ni dafa toog maanaam ndaw si dafa nekk ci oto bi ba mu yàgg. mu daanu ay gàngri. comme ni ko wolof di waxee. waaw wala ay rab. waaw léegi am sax ku ko teg loxo. waaw fi saa si ñu leen hôpital. waaw Grand Yoff hôpital Grand Yoff. xanaa chauffeur moom réflexe boobu pour yóbbu ko dafa am xalaat nag. loolu fekk ma ko en tout cas hôpital Grand Yoff bi lañ ko yóbbu mais chauffeur bi ligne 5 la maa ngi woon numéro oto bi. ligne 5 ñu jàpp leen. jàpp ñu oto bi. ñu immobiliser oto bi. waaw man maa mobiliser oto bi. maa woo président GIE bi nekk oto bu mu bougé feeg 20 heures. na taxaw fi mu taxaw waaw bu ñu soxlaa chauffeur bi ak receveur bi jot ko bu ñu soxlaa borom oto sax mu ñëw mais client moom gisuma leen man maa wax président GIE bi ne te oto bi bu mu bougé dafa naa ne booru 13h le midi ba 19h oto bi bougé. après gars yi dem hôpital ñu testé ko mu négatif. ay bokkam ñëw ne dafa daan yóbbu ko mais ba jusqu'à présent amagun benn cas boo xam ne. mais kenn topp leen ci après fa la. non fa la yem kenn topp na ci. d'accord mais amagu leen benn cas. bon amagun suspect sax amu leen ko. amagun ko de. d'accord mais état bi dafa ne déplacement yi nañ ko wàññi itam wax dëgg yàlla loolu mënu leen ci dara yéen it. non mënuñu ci dara mais buñ ko bëggee te mu li xew ci yeneen réew yi ñu gis ko li xew Italie xew Espagne. ñun attanuñu ko. ndax ñun li ñuy def mooy Maodo Faye jour le jour lay dund. da ngay joxe sa 3000 ne suba yàlla baax na. ma la ko wax loolu de lu am la. loolu ñee nag ñoom mën nañoo dund te sa kër na muy dundee ceebu jën wër bool tubaab mën naa dund ci ñetti nen benn sandwich. bala croissant sa tubaab mën na ci rek nun mën nu loolu moo tax nun booy boo nu ñaan jàmm ak yéen ñaan lu ngeen man ak kilifa yi te yàlla nit du nu wàcc ndax mag ñi am lu ñu fi def nan ko gëm nag. ñu gëm ko te respecté ko nan gëm loolu ndax boo xoolee maam Limaamu nit ne géej nanu mu de ba ca géej gi ñëwagul kooku xamal ne mbërëngoo nan ko gëm moom Alaaji Malik jógee fa mu dëkk ay bàyyi bokkam ñëw foo xam ne xamu fa te li gën a metti mooy kajoor ak lébu naqare gën a naqare kajoor mu samp fa daara kajoor ak lébu gi ñoo gën a naqare contrôlé mu samp fa daara ba nettalaal seen kooku nañ bàyyi xel jëlal naa Sëriñ Tuubaa yaakaar yi jaam ñi waaw Sëriñ Tuubaa moom waaw dem xeexal gaa yi waaw dem xeexal gaa yi te mën naa dëkk Gabon der bu ñu rek la mais fii li ko yàlla indi fii nañ ko gëm rek te ñaan na ngeen ñaan bu baax yàlla mën kon jàpp ne daal xëy na bu nu ñaanee coronavirus non mën naa caakaar mais jàpp nga ne kon fi mu toll nii secteur transport bi daal am na problème en général am na problème ndax ñun ñoo ngi daw sax ñu niy gis mais ki nga xamante ne ma nga Kaarang wala ma nga Kër Ayib wala ma nga Kaolack waroon na ñëw Dakar ak njabootam nekk Dakar amul lu koy indi moom particulier bise mënut a ñëw kooku da ngay wax ne man maa ngi daw auma gasoil da ngay xalaatal kooku moom mi ngi ci otaam Kaolack la mu yor bu jeexee fu muy lekk moom mënatu la ñëw mënut a dugg particulier bu koy indi. waaw loolu affaire la point la de. point la waaw léegi nag bu ñu xoolee afti rek bàyyi ñooñu dañ maanaam yow denc nga 10 000 francs moom nga yoroon en tant que yaa ngi sa apprenti bu jeexee mënatoo ñëw Dakar wala Kébémer nga dëkk wala foo dëkk mënoo faa dem yaa ngi tëdd sa oto ñooñu mat nañu xalaat. pour xalaat ba ci zone noire yi. ba ci zone noire yooyu am na ñoo xam ne nii bawol yi ñibbi nañu seen oto dem gaare foofu au moins di lekk ci buñ la seen dépense ba nekk bawol moo gën ñu ne fii mun ñoo dem mun ñoo yóbbante dafa am problème xam ne li ma leen transport buñ ko gaawul jukki mosal ko dalal xel. maanaam bu état bi gaawul réagir jox leen dimbal. problème mën na am. affaire day daanu. daanu de yàlla waaye waaw am na càkk. ñoom waxin la rek maanaam da ngeen dem ba sonn. waay mais yéen a ngi mais est-ce que tamit parce que loolu tamit ndimbalu état bi la ndimbalu ñëpp la est-ce que yéen a ngi sensibiliser comme ni ma la ko waxee sànq ni chauffeur yi ñi niy jël discipline bi
ak respecter police norme yi mu wax gisu ko benn plainte kenn ñëw ne la man damaa def nii ñu jàpp ma wala nangam en tout cas yéen a ngi ci yoon wi daal de toutes les façons wala parfois moom gars yi mel ne man rëcc def lu leen neex. munta ñàkk ndax 1000 et quelques personnes yu ne ci mbedd mi mënoon nañ ñëpp jub nañu. waaw c'est clair. mais ñun AFTI. ak personnel AFTI bu fekkee discipline ak li état wax ñun nooy premier numéro 1. ah bon. waaw yéen ko gën a respecté. waaw kooku moom mën naa ko wax fii ci rajo laa koy waxee ndax di nga gis couvre-feu 20h mais nit ñi di marche di confronter police. oui. di marche ñooñu jógewuñ ci kër ana seeni waajur mais AFTI bu ñu ko waxee ba léegi premier jour bi xaw na am jafe-jafe parce que am na ñoo xam ne comprendre ko woon di yàpp bay taxawal police di leen jàpp coow li bari ca suba sa mu wàññeeku de 80% ca ëllëg sa muy zéro ñuy taxawal ñu ñëwaat ne nañ ko xaaj ki dañ ko wax rek ministre moo ko wax conférence de presse ki doon dawal du ko dégg bu xëyee moom du ko dégg day yàpp dajeeg police normalement li nga wax nii police da waroon na benn kayit jox nu ñu taf ci oto yi wala mu wax ko commissariat yi ne leen décret bi tey heure sàngam lay tàmbali ñun bu ko dañu mën a informer suñu personnel ne décret bi nga xamante ne mooy 10 personnes yi suba lay tàmbali. mais loolu lépp boomul ñoom dañuy woote rek dañ maa jàpp nangu nañ sama permis bind nañ fii loolu lépp li nga wax mooy waxtaan mais aussi ministre bi it xañ na dafa xat-xat yi moom métti ci moom mais mi ngi waxtaan. mais ñu ngi leen di contrôler police. ma ne la ñun fu ngeen jaar ñu contrôler. fu ñu jaar ñu contrôler te li am solo mooy ñun man police it maa ngi leen di interpeller. nit koo xaay da nga ko lebal trang mooy bu duggee ci oto bi du fay te di la sonal trop loolu it mën nañ cee xalaat. ndax ay yéen police bu duggee seen oto du fay. bu solee tenue du fay. bu solee tenue du fay. waaw te it moom liñ ñu may bariwul moo tax mu ne ay Sénégal lañ te suñuy frère lañu nañu xoolaat suñ nekk ak ñoom parce que bindu benn kayit ne police bu duggat oto day fay day indi beneen guerre ndax dañuy ind mais moom vraiment bëgguñu àgg foofu. mais da ngaa jàpp ne moom police foofu yéen li ngeen war a def ngeen ko. waaw waaye ñoom seen taxawaay seen digganteeg yéen des na. waaw. am na ci xale yoo xam ne daal vraiment xaw nañ ñoo sonal trop seeni kilifa nag ñu baax lañ mais kilifa xam nga day yebal njabootam rek ci mbedd. waaw police mooy policiers yi booy ndaw yi ci mbedd bi. waaw parfois day compliqué. day compliqué trop. waaw duñu comprendre que contrôle bi xaw a tar. oui te militaire bu sol tenue gendarme bu sol tenue police bu sol tenue boo duggee doo fay. ku sol tenue daal bu duggee seen oto du fay. du fay waaw. mais contrôle parfois day saf nag moom léeg-léeg gars yi sonal. trop ñun lañ gën a yeb sax clando yi. déet bay. loolu kay moom ñu bari ngi may dégg ci rajo lay wax. mais yow mosoo cee sol sa daal jéem a négocier ak police parce que comme gars yi xam nañ la. non dem nañ seeti commissaire bi seeti nañ commandant bi ñoom tam ñu baax lañ commandant bi nga xamante ne moo nekk central même door de tataay ñi koy gis ci biir dëkk bi xam nañ ne nit ku baax ngi ni kuy liggéey parce que ci rond point yi lay taxaw di doxee moom circulation bu taxawee élément bi dañu xam ne kilifa gaa ngi fi dañ xaw a yar tuuti mais moom mi ngi def liggéeyam. ok mais éléments yi parfois ñooy. éléments yi waaw am na ci commissariat yoo xam ne ciblé nañ dama ko wax ci rajo malgré que ñooy laaj nañu demaat gis ak seeni kilifa ñu xaw ñoo dimbali tuuti. waaw comme ça ñu xaw a contrôle bi ak maanaam tracasserie la xamu nu ko gars yi di waxee yu demee noonu ngeen fexe daal ba yëf yi xaw a wàññeeku. waaw mais daal yéen li am solo daal mooy li Covid 19 bi Sénégal gépp a ngi koy xeex di ci jàppale gouvernement bi comme yow li nga ko waxee léegi mais seen problème mooy. conséquences yi maanaam mesure d'accompagnement yi moo ñëwul. yéen leen waroon a woddee ba ngeen mën a taxaw moo des. non ñu ngi ciy dox. mais mën na comprendre mais ñu ngi ci mooy lan. président wax na ko ci discours am jox ne gouvernement bi ne taxaw leen ci gouvernement bi ñu ngi ciy taxaw xañ na nun dañuy soññ mu gaaw mais nun xam nañ ñu ngi ciy taxaw. d'accord waaw ñu ngi ciy taxaw maanaam wax na ko. gouvernement bi ñu ngi koy dox nun li ñuy wax mooy. moom bu ñu leen bu fekkoonte ne dañu doon dëggee bëccëg bi dañ ci boole guddi gi mu gaaw pour jot ci mais ñun xam nañ ñi ngi ci ñoom ni mu ko waxee nan lay ñëwee nag loolu lan yàkkamti la. yéen da ngeen bëgg ñu kenn leen a cëral seen xaalis jox leen seen. non bu ñu cëralee xam xaalis lay doon xamu nu mu doon. non bu ñu cëralee rek bàyyi ñi ci des ñoom loolu dafa war a tëdd njaaxaanaay moom na xalaataale ñëpp. yow yaa wax ne en terme de ramassage li ngay jël ci yow kat bu fekkente ne sëñ Mbaye dañuy waxante rek li nga xam ne moom ci transport bi yow li ngay jël ci nit Dakar Dem sax jëlu ko. déedéet li ngay jël ci nit 1000 ñaata bus 1800 xaw ma lan. 1850 bus yoo xam ne dañ koy kii yéen kay kon normalement ku du kay bu ñuy tibb yéen la ñu war a njëkk a tibb bon ci sama. xam nga laa wax ñu jëkk dégg la damay wax ne la bu ñu jëkkee jukki. waaw jox leen.
génne leen génne nu nun dana bari coow ndax nee naa la léegi fii chauffeur bi nekk Kaolack yor busam lam yor bu jeexee nan lay def moo tax transport laa wax nañ teel a jukki. kon jugee ne en transport bi yëpp. ci national voilà national. ñu régler problème bi ñu régler problème mu transport. waaw loolu xam naa peut-être Omar Youm mi ngi lay déglu mbokk yi kon xam naa ba léegi daanaka sëñ Mbaye ñu ngi ci kii ba léegi waa léegi damaa bëggoon nga jël kaddu gi lu mat 2 minutes ba 3 minutes wax ak Sénégal gi yëpp tënkaale sa li nga bëgg a wax ci coronavirus bi transport bi jafe-jafe yi comme ni ñu ko waxee léegi ak li ngeen bëgg ak sa taxawaay léegi kaddu gaa ngoo. jërëjëf sëñ Maodo. feebar bi moom guerre la te guerre ñëpp ci bokk dañuy ñaan sa borom jeexal ko ci àdduna bi rawatina Sénégal ndax booy fay ak lakk sa sa kër ngay tàmbalee mooy noo ngi ñaan ci yàlla mi nga xamante ne moo fi indi lii muy doomu aadama comme nun yàlla na ko fi yàlla jële ko ci àdduna bi ndax bu jeexee Sénégal jeexul àdduna bi suñu xel dal yàlla na ko fi yàlla jële ndax doomu aadama la rek ndax yàlla lu mu sàkk rek moo ko doomu aadama yam même garab yi dañuy dund comme ñun kon noo ngi ñaan ci mag ñu baax ñi yàlla jële ko fi mu des nag wàllu transport mu am na jafe-jafe metti na tey transport mooy réew buñ ci teel a jukki bu transport daanoo lenn mënatu la jóg kon noo ngi tàllal borom réew mi mu teel a lijjanti transport bi jàppale na ndax noo ngi jëm ci weeru koor lu gën a jafe surtout maanaam dañoo xool feebar bi rek mais weeru koor yi nga xam ne ak góorgóorlu yi bu ñu leen bàyyiwul xel da ngay gis koo xam yi sax yàlla mën naa def feebar dal ko boo xam ne du wéri du kii bi du corona bi ndax xalaatu njabootam wala mu stress wala yooyu yëpp mën naa am te loolu moo gën a metti feebar bi loolu nañ ci xalaat baax a baax ndax weeru mois d'avril dañuy woor c'est vrai te nit ki bu xoolee njabootam rek amul lu mu leen jox daanaka beneen mbir la kon day metti day diis trop ci moom day diis loolu tax moom fi mu toll nañ ñëpp taxawloo waxtaan état bi li muy waxtaan na ko yaatal am nay boroomi xel yu ne ci réew mi am nay journaliste am na ñu ne ñu taxaw ci lii xool nan lañ koy saafara d'accord loolu bu ko deful da nga gis ku toog këram même bu du feebar mais nan lay jàkkaarloo waa këram. waaw loolu beneen affaire la. loolu beneen mbir la mbay. waaw beneen mbir la boo xam ne lu mat a jóg la fi mu toll. nañuy wax feebar bi benn docteur wax na ko. buñ ko demee feebar ba far fàtte siburoo gën a garaw lii kon nañ dal mais dal gi aussi nañ ci boole waxtaan ak ñëpp ñu wàññi jaxasoo bi wàññi ndax Petersen boo fa demee oto bu dem 18h ñëwatoo jaxasoo baa nga fa. population ba léegi ñu ngi jaxasoo. ci Petersen. gaar boo dem lundi maa ngi Touba dimanche mu ñëw ci marché bi ne lii daal Serigne Touba rek ci man dara nit ñi xamuñu ne sax feebar am na. ñu ngay raj rek loolu rek. di rendi ganaar yi di ko soqi ci biir tali ci kaw tali bi man bi muy jéggi maa ngi lox ne lii daal du médecin du lenn Serigne Touba doo nga ci man dara yàlla na ko def ndax nit ñi comprendre nuñu li xew. comprendre nuñu li xew te li xew nii lu dul nañ dolli ñaan yi état bi gën di waxtaan di gën a sensibiliser nañ ñu ko comprendre li muy wax te nu respecter li muy wax kenn ku ne yaa jur sa njaboot bu laa génn kër gi xam nga ko mais lii xew ci sa couvre-feu bi ñëpp di génn di manifester ak football wala nga nekk sa balcon sax di filmer di ko envoyer di wax mel ne dara xewut yow da nga war a sax yërëm ki nga xam ne ñu ngi koy dóor mais nga yor sa téléphone di ko photo mais réew mi moom man ban réew la nekk laay xalaat. d'accord voilà Mbaye kon ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm ci ñëw gi nga ñëwoon fii bokk yi ñu doon déglu itam tey dañ fa woon sëñ Mbaye Amar bu AFTU ndax wàllu transport bi dem bi ak dikk bi dafa am ay jafe-jafe lim bi ñu leen doon jox dagg nañ ko